leen j'espère que nelaw ngeen bu baax na xol yi féex dama ne sama gaay na xol yi féex. Naby Vision. booy topp sab sëriñ ndongo buy topp sëriñam day xam fu mu war a jaar ak fu mu war a yem cuuj day xam lekkam waaye apparemment fii dafa am benn cuuj boo xam ne dañ koo yafal ba mu màgg mu yaakaar ne am na doole walla am na taxawaay bu mu dem ka nga xam ne moo ko doon saxal muy lekk mu mën koo affronter dama ne li leer ba leer mooy Diomaye candidat la 2029 bu ko Pastef investir candidat la bu ko investirul candidat la parce que investir am nag yaakaaru ko ci Pastef déedéet xam na loolu xam ngeen lu tax mu maintenir Diomaye président parce que dafa yaakaar ne Diomaye président mën na ko investir waaye investir am yaakaaru ko ci Pastef ndax Pastef du ko mës a investir looloo tax nag mu bëgg a jaxase Ousmane Sonko ak base bi waaye xanaa xamoon ne Ousmane bu dee dëmb la sax bëgg nañ bu dee nooxóor la bëgg nañ ay waaye bu dee reykatu nit la bëgg nañ ay waaye Diomaye tey ngaa noppalu suñu digganteeg Ousmane dugaluñ ci xarit dugaluñ ci jëkkër dugaluñ ci jabar dugaluñ ci yaay dugaluñ ci papa dugaluñ ci doom c'est une relation qui n'a pas d'intermédiaire loolu leer na ci sa bopp wala leerul ñu ne suñu digganteeg ku sell ki dugaluñ ci kenn loolu dafa war a leer ci sa bopp Diomaye candidat nga 2029 moo tax nga taxaw naan waaw militant bi fi nekk depuis 2010 ak 2014 ak militant bi fi nekk bu jënd carte tey ñoo yem loolu Ousmane Sonko da ko yàgg a wax militant yépp a yem ki ñëw démb ak ki ñëw tey ñoo yem waaye dafa am looy fàtte dangay fàtte ne les militants de Pastef benn toq la une goutte d'eau dans la mer sympathisants yi Pastef ñoo la yóbbu woon ci 2 millions et quelques de votants te loolu danga koy fàtte te ñooñu lu tax ñu woteel la du say bët yow du bëtu lenn lu dul Seydina Ousmane mu sell mi kooku la ñu bëgg def ko seen xol yi moo tax ñu woteel la yow moo tax nga taxaw naan amuñu sax 10 000 militants Diomaye yaa ñàkk jom yaa wayadi yaa matadi loolu moo tax nga ñuy def yi bëgg a jaxase Ousmane ak base bi tey la ñu gën a bëgg Ousmane ma ne base bi tey la ñu gën a boot Ousmane rogganti ko ne kenn du ko laal nee nga nag yow yaa yor sa décret yaay fal lu tax folli woo ko ndax dangaa xam ne moo yor assemblée nationale li nga ko fi bàyyi nii du lu la gënal de dangaa amul pexe Ousmane li mu toog ci gouvernement bi nii nekk le chef du gouvernement dangaa amul pexe amoo pexe pour ñaari mbir amoo pexe parce que moo yor légitimité populaire moo yor légitimité moo yor majorité législative ba pare mu ñëwaat sur le plan international c'est le garant du Sénégal waaw képp ku la lebal dërëm ci Ousmane Sonko la xool ndax moom mooy dem uti fonds yi dama ne honnêteté am loyauté am charisme am moo tax fu mu taxaw ak posture am moo tax fu mu taxaw ñu wóolu ko lebal ko xaalis yow kenn du la lebal ndax yoroo wéru say nelaw doon te matoo li nga doon moo tax kenn du la lebal ma ne looloo fi ba Ousmane ma ne Ousmane li muy def nii bugg ci dara mais Sénégal la jiital def ko ci kanamu lépp yow nag sa bopp nga jiital yow ku la déglu sax day rus xale yi ñëw di la xool wala élèves yi bëgg a jël référence ci yow xam nañ ne doo référence pendant tout le temps moi je yow le culte de la personnalité ngay def culte de la personne loolu nga bëgg a imposer Sénégalais yi man la maa def li maa wax li waxoo defoo jëfoo Naby Vision. doo dara ci biir Pastef loo xam ne keneen defu ko fi defoo fi dara lu fi keneen deful tu étais le secrétaire général tu étais censé faire ce que tu as fait te boo koy defit du yow dong nga koy def mosoo bind dara yow dong waxoo dëgg ma ne commission de rédaction mooy am fépp commission de rédaction lépp loo bind commission bi day toog tabale ci ba pare mu dem ci bureau bi doog koo entériné ma ne waxoo ko ay dof waxoo ñu jàngul waxoo ñoo xam ne dañoo sën moo suuf wala sën mu jëmale kaw ma ne yow sa culte de la personne boobu ngay def moo la nar a sànq gas ba mu xóot dugal la waaye nag heureusement sa xarit Mor Sarr nee na yow dangaa dem ba reconnaître ne dangaa soxor dangaa iñaan danga dem ba reconnaître ne xol bu bon bu ñuul nga am mënoo dékku dara te loolu nga ñuy won nii tey waaye sa xol bu ñuul boobu dina la sànq ndax ku sell kii mooy ABC mooy l'alpha et l'oméga de ce projet ku sell kii moom mooy le souffle du projet ku sell kii moom mooy l'âme du projet te mënoo ci moom lu toll ne tarfatal ay ni Diomaye doo noppalu yow fi mu nekk nii lekkatoo naanatoo nelawatoo ndax popularité Ousmane Sonko nga bëgg te yàlla du la ko may yow tu es impopulaire yow ay daal Ousmane Sonko ñoo la ëpp njëriñ ci réew mi may waxati nag ngay menacé wal fajiri ma ne Moustapha Diop gàcce ngaalaama yow lu ma la bëggoon benn bëgg naa la ko 100 tey ndax question yi askanu Sénégal soxla woon yow yaa ko fa posé
li leeral yi askanu Sénégal soxla woon yow yaa leen ko apporter parce que yow yaa duut sa loxo ci baaraam yow yaa duut sa baaraam ci góom bi yaa ko ci duut ndax li ñu bëggoon a xam te président te Diomaye génne ko yow yaa tax mu génne ko ba pare nag naan la seen télé boobu daa am tur Walfadjri la tudd waaw ka ko fondé nag di koo xam ne visionnaire la woon li yëpp gisoon na ko Sidi Lamine Niass li yëpp gisoon na ko mu naan sa télé boobu fa la ñuy toog di wax li ma ne waxul kenn ko dul Cheikh Bara nag moo tey ma ne tey ci guddi patriote yi ne ñëpp dem déglu ci Cheikh Bara may leen ko ay kër tappate leen ko ne ñëpp dugg Walfadjri suivre Cheikh Bara tey 1 million de vues Cheikh Bara daf koo war a am ma ne Cheikh Bara tey si guddi 1 million de vues la war a am Walfadjri ndax la Diomaye wax te du dëgg yëpp dana ko démonté tegal ko ci suuf te loolu la ñuy xaar ci Cheikh Bara gis nga fii benn patriote bu ne Cheikh Bara nga benn patriote bu nekk Cheikh Bara nga Diomaye dafa dem bay remettre en cause suñu ay jaayu carte ak suñu légitimité ñun Pastef Diomaye gis nga Pastef du nit bu doon nit doo falu Ousmane Sonko xam ne Pastef du nit moo tax ba mu munta dem mu xëcc la yow teg la yow tey jii Ousmane Sonko ba mu lay fay woowul la congrès de ne falal leen ma damay bëgg a fal Diomaye déedéet moom moo jël décision boppam ñu topp ko ci loolu mooy wóolute loolu mooy confiance aveugle loolu mooy carte blanche moom lañ ko jox te loolu mooy continuer ba tey yow nag dangaa yaakaar ne congrès ba mën nga ci am dara moo tax ngay rappeler nit ñi naan waaw bu ñu demee ba congrès mooy tànn congrès bi tànn na yàgg na Ousmane Sonko la tànn te le congrès mooy changé waat les textes du parti ba nga xam ne Ousmane Sonko tey bu ko neexee sax mu doon président ba pare doon chef de parti waaye loolu dañ koo xeexoon Ousmane Sonko moo ko njëkk a xeex yow Diomaye yow projet bi ñu la fale nee nga tey sa digganteeg waa Diomaye président Roussel moo fa nekk yaa ñàkk jom yaa wayadi yaa matadi fukki fan nga am Roussel ci ñoom ñi nga àndal 14 ans amoo Roussel ci ñoom ñi nga àndal 14 ans ak ki la joxañ ki nga xam ne moo tax nga doon li nga doon tey kooku amoo Roussel ci moom yow moo tax moo lay won ne jaam piir nga ci jaam nga judd ci jaam nga màgg jaam piir nga moo tax nga def li nga def waaye terewul Seydina Ousmane ak a baax yàlla xolam rek la koy fay ma ne tey la ko nit ñi gën a bëgg ma ne patriote yi gis nga kii daf ñoo defee buñ ko mayeti dara Ousmane Sonko nag gis ngeen pare na boppam waajal na boppam patriote yi bu leen mer kontaan leen bu leen mer Ousmane pare na de xam na fi Diomaye jëm te mi ngi taxaw di ko xaar fu mu kupp rek mu baatare Ousmane dafa pare toog dara tënk ko nag te Ousmane bu génnee gouvernement bi sax lay gën a libre waaye du génn ndax il est garant de ce mandat là il est garant du mandat de Diomaye parce que moo joxoon Diomaye bu ko nit ñi votelee moom moo tax donc moom tey jii mandat bi daf ci saf sàpp caaya la ci sabadoor la ci du ci slip caaya la ci sabadoor la ci du ci slip moo tax na ngay attaqué ay Walfadjri jógee fa attaqué patriote dem bay jaxase Ousmane Sonko ak détenu yeeg les familles des victimes Ousmane Sonko bi loi rectificative bi jàllee ba conseil constitutionnel ne meurtre yeeg crime de sang yeeg torture yi bokk ci 10 jours après la Ousmane Sonko bind procureur la bind ministre de l'intérieur ne ko kon nañu ubbi les cas des martyrs ak des torturés des blessés procureur tontuwaat ko ne ko carrément man maa ngi bind li procureur ministre de l'intérieur tontuwaat ko ne ko bind naa procureur pour ñu ubbi dossier bi loolu Ousmane Sonko moo ko def yow defoo ko en tant que président de la République parce que ñoru la loolu Ousmane Sonko moo ko def kon yow bu bëggee ñëw taxaw jaxase Ousmane Sonko victime yi yow de sa dërëm demagul ci victime yi sa dërëm dama ko ci de te Ousmane Sonko ma ngay dajale xaalisam ba mat 100 millions mu yëkkati ko jox ko les familles des victimes pour ñu def ci ay projets yoo xam ne day jur ay liggéey seen biir waxul ñu séddoo ko kooku mooy visionnaire kooku du la may jën tous les jours da lay jàngal nooy nappe kooku mooy Seydina Ousmane Diomaye beneen bi aussi nga ñëw di wax ne ay yow règlement de compte nga ñëwoon pour def ko da nga ñëw pour def règlement de compte moo tax nga toog naan moi je man yow ndeysaan dangaa manqué affection dangaa juddu xamoo luy affection ndey joxu la ko bàyyi joxu la ko kenn joxu la ko jabar joxu la ko doom joxu la ko parce que sa xol moo bon moo ñuul lu la nit jox defal doo ko gis xam nga yow yaay sàmba àllaat yooyu nga xam ne boo leen wàcceeloon yàlla sax ñu ne yàlla doyuma parce que yow pour yow lépp rek yow dañ la ko ameel kenn ameelu la dara Diomaye le Pastef ne te doit absolument rien Ousmane Sonko ne te doit absolument rien Sénégal ameelu la dara lu dul yow yaa ameel njukkal Sénégal Diomaye bu amee ko war a dellu ginnaaw yow la ñun bëgguñu nga dellu ginnaaw dañoo bëgg nga affronter ñu danañ la duma ba taqal la suuf li ma la waxoon démb 2027 ñu duma la nangu 550 communes 2029 ñu ñëw dóor la 80%. ma ne congrès bi nga yaakaar congrès Pastef moomoo ko sa yoon nekku ci Ousmane Sonko mooy borom Pastef mooy borom Sénégal congrès bi Ousmane Sonko moo ko moom. tàppet yi nag ak ñi nga xam ne ay traître la ñu bëgg a dem muy député muy militant muy ko bokk bureau politique muy ko bokk feneen ma ne génn leen teel leen a génn te daw député yi nag lu ñu naqari yéen ñu ko teg légiférer leen li ngeen war a def leen ko ndax Diomaye lancé na leen défi
ma ne légiféré leen te bu leen ko ci xool bu promulgué wul am ngeen droit promulgué Mbel Malick Ndiaye am na ko waya di matadi. salaam les patriotes nuyu naa leen ziar leen te soxoru Diomaye Faye daf ko poussé ci mu taxaw ne Pastef dina yàqu waaw loolu mooy sa yéene ndeysaan li ci saxoor rek nga génne li nga yéene Sénégal rek nga génne li nga yéene Pastef rek nga génne nga ne Pastef dina yàqu nga ne Pastef amul 1 million de militants Pastef li mu am mat na 3 millions de militants te dinañ la ko won léegi yàggatul. man nag stratégie bi may demandé waa Pastef di ko demandé sama bopp man commencé naa ko yàgg na sama kayi laa yor di recenser ñi nga soxla kaat ñi ma contacté nekk France ñi ma contacté nekk Bologna ci diaspora bi ñi ma contacté nekk Allemagne ñooñu ñëpp coordinatrice yi ñi ngi may yónnee tur ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci zone yooyu pour ñu jox leen seen tur ñu mettre leen en contact pour ñu am seen ay carte mais kenn ku nekk si ñun di patriote c'est un défi à relever. recenser leen ñi nekk seen koñ soxla carte ñi nekk seen biir kër war a am carte ñi war a am 18 ans 2029 carte d'identité yi dafa amoon problème dafa amoon blocage bi levé nañ ko léegi dina am ay commission itinérante yi nga xam ne ñoom ñooy dugg ñoom la ñuy créer ñuy dem di defar commission yooyu dañuy defar ay carte d'identité dañ koy ay commission mobile lay doon muy si diaspora bi muy Sénégal muy fu mu mënti doon ci Sénégal gis nga côté vente de carte ak côté ay document loolu Pastef moo ci mën te du woon Diomaye Faye def ko woon du woon dóoram loolu Pastef dafa am ay cadre te cadre yooyu ils ont fait un travail exceptionnel te ci liggéey boobu ci ñun loolu ci loolu la ñuy wéy donc yow mi nga xam ne da nga bëgg Ousmane Sonko jël 550 communes en 2027 yow mi nga xam ne 2029 sa candidat Ousmane Sonko moom nga bëgg mu doon le 6e président du Sénégal commencé def wut sa bloc-notes recenser xool sa koñ xool sa kër xool say dëkkandoo xool ñi nga xam ne mën nga leen convaincre ñëpp parce que sympathisants yëpp actuellement comportement Diomaye bi poussé na leen ñoom ñëpp bëgg carte suñu téléphone yi day toj di exploser yaay Fall nan laay def ba am carte fan laa ko mën a amee carte yi dafa amoon ay problème moo tax ñu bloqué woon sortie bi parce que ñoom dañoo foog ne mën nañ ñoo def ay stratégie ba yàqal ñu mënuñu ñoo yàqal carte yi dafa amoon ay problème yu ci nekkoon te loolu Ousmane Sonko résoudre na ko carte yi dañuy génn ci carte na suñu borom ñu jox ko nit ñi parce que nit ñi ñoo ko moom bu toogee waaye di mata di naan ay waaw amuleen sax 10 000 militants ñun dama ne Pastef ay militants tuuti lañu loolu reconnaître nañ ko d'accord nañ ci sympathisant Pastef yi ñoo ëpp da ngay dugg benn kër kenn moo fay militant kenn moo fa am carte Pastef ñi ci des ñëpp ay sympathisant lañu parce que Pastef la ñu voter sympathisant yooyu moo la yóbbu ci 2 600 000 et quelques électeurs Diomaye loolu moo la jox majorité Diomaye président joxu la ko keneen joxu la ko yow Diomaye président programme bi nga am mooy programme Sonko 2019 moom la ñu reconduire textuellement amul dara luñ ci soppi virgule soppi wuñ ko ci yokkuñu ci wàññiwu ci le même programme la ñu reconduire pour yow parce que programme boobu mooy programme bi waroon a porter Sonko 2019 Naby Vision moom la ñuy jël joxaat la ko pour nga falu kon yow boo dee da nga am reconnaissance ci Diomaye président te ñi nga xam ne tey ñoo tax nga toog fi amoo reconnaissance ci ñoom yàlla mi ñuy commencé atte Diomaye jàmm dootoo ko am biir Sénégal may jaajëfal nag ñi nga xam ne ñu ngi def ay tournée Cheikh Bara demoon na xaw ma ban dëkk la demoon après Gossas xaw ma ngeen fàttali ma ko Cheikh Bara demoon na Gossas en plus le secrétaire du gouvernement Marie Rose Faye moom tamit def na tournée bu am importance macha allah mi ngi wax ne tey jii Diomaye lu mu doon Sonko la kooku ragalul position ñun nag newuñu kenn waxal sa position par force mais kuy jaam rek génnal parce que amoo fi place gis nga bala ñu egg 2027 képp kuy jaam di nga ñu abal 2027 c'est bientôt on est en 2026 kon nañu daas fanaanal te man tey jii proposition bi nga xam ne sax commission électorale moom la war a def mooy ñi nga xam ne seen carte dañu war a jeex 2027 ñu bàyyi leen ñu voté seen carte yooyu ñu bàyyi leen ñu voté carte d'identité yooyu bu fekkee ne mënuñoo jox ñëpp carte d'identité yooyu dafa war a valable mais ñi nga xam ne dañ leen a defaloon non votant nañ ko dindi te loolu man awma ci benn titre parce que Pastef xeex boobu da koo bën a xeex te Ousmane Sonko day prêter attention ci loolu parce que xam na ne légitimité populaire Sénégal moo ko moom donc du bàyyi benn njuuma boo xam ne kenn xamu ko woon mu dëkk ca xaj jóge ca xaj doon ab xaj ñëw di ko yàqal li mu liggéey boobu ba léegi kenn du ko accepté fii dama ne du ci gat sa ngeen ñu woo dinañ leen fekk ci gat sa ba ngeen kontaan ma ne comme amu leen worma ci ki nga xam ne moo tax ngeen doon li ngeen doon tey ñun amatuñu benn worma ci yéen loolu def leen ko seen bopp yi ñun dawuñu delluwuñu ginnaaw gis nga ñun on est à l'image de notre leader dama ne on est à l'image de notre leader yow xam nga ne Ousmane Sonko nga teggi ko tey premier ministre dootoo gouverner Sénégal nga naan maa crise institutionnelle amul parce que décret mooy folli décret mooy fal folli ko xool nga xool ndax di nga am crise institutionnelle gis nga cohabitation douce boobu mooy wax ne Ousmane Sonko di wax ne moo am ma ne yow moo lay jik yow Diomaye cohabitation douce boobu yow mooy sa jàmm yow
yow bunduxataal Ousmane Sonko boo ko bunduxataal midi 5 yow sa bopp yow jàmm dootoo ko am ci réew mi yow jàmm sax amatoo ko de yow yaa ngi mel ne loque humaine yow tu es l'ombre de toi-même yow koo jéggi ndoxam du ko naan boo doon jigéen ma ne la kenn du la takk ndax koo jéggi ndoxam du ko naan donc yow yaa war a régler sam pecc toog yemale ko ci Bara Mbaye parce que yow loo doon tey Ousmane Sonko la ak Pastef congrès boobu nag ngay taxaw nag di foggali ko naan bu ñu demee congrès ñu toroxal la ba nga torox bu ñu demee congrès ñu won la ne doo tus ci réew mi billaahi wallaahi te yàlla nañu egg ci congrès ba ak jàmm soreetul juin la sa génn bi nga génn nii tiit moo tax nga génn ko sa génn bi nga génn nii dangaa génn parce que xam nga ne tey Ousmane Sonko il gagne du terrain sa génn bi nga génn ni du génn lu dul won ñi nga xam ne ay traître la ñu ñoo ànd ak yow ne leen léegi génn naa assumé wu naa waaye ñoom amaguñu fit boobu nañu génn ñoom tamit gis nga ministre yi ngay menacé ak DG yi faalewuñ la buñ la faale woon keroog ma ngay wote Diomaye président ñu ñoo fekk si la te fekk si wuñ la kon yow xam nga ne yow kenn ragalu la kenn faalewu la sa décret boobu yow 3 ans moo la fi des nguurug yàlla doo nga dul jeex nag Diomaye dañ la koy fàttali waaye sa xarit boobu Mor Sarr la mu waxoon démb ne yow kiñaan moo nekk ci sa xol kiñaan googu nag danga koo raxas ba sonn dindi ko ba mu set waaye gis nañu nag ne dañagul ndax kiñaan moom ci doomu aadama du deñ te yow sa kiñaan du deñ parce que gëmoo yàlla sa kiñaan du dem parce que wóoluwoo yàlla sa kiñaan du deñ boo taxaw naan waaw man nguur terew maa nelaw nguur a la tere nelaw moo tax nga war ñi nga àndaloon nguur moo la teree nelaw moo tax nga bëgg 2e mandat nguur moo la teree nelaw parce que ne bara nga foog ne sa baay moomum Sénégal sa ndey moomum Sénégal te donnoo ko te doo ko mës a donn sa mandat bi nag gis nga nag boo amoon ay mbokk xam nga lu ñu lay wax boo amoon ay mbokk wala nga am xel yow ci sa bopp nga def lecture politique nga ne am nga intelligence Naby Vision te bala ma lay wax looy def sa yow danga ne yow Pastef yaa créé lépp yaa def lépp lan moo tax mënoo dem créer sa parti kon yow intelligence bi ngay woote ne génie nga génie boobu def ko ci sa bopp sur le plan politique nga créer loo moomal sa bopp yow yaa créé Pastef créer beneen Pastef bii moom dafa am borom Pastef bii benn borom la am muy Seydina Ousmane kooku ngay bañ ku ko tudd naan Pastef du nit yow Pastef du nit yaa ngi koy soog a xam Ousmane Sonko moo njëkk a taxaw ne la Pastef du nit waaye gis nga boo doon nit wala nga am ay mbokk xam nga lu ñu lay wax dellool caabi kër gi ndax mënoo koo gérer ku mënta gérer say jabar ñu mel ne ay xaj ak muus Tom et Jerry xam nga ne mënoo gérer Sénégal yow xam nga ne gérer Sénégal bi ñoo la sangoon ba nga set teg la sur un piédestal ñoo jëloon sa image defar ko ba mu jekk diw ko ba mu niin peñe ko ba mu listaan na la say bijjaaw ba mu set di la jaay askanu Sénégal jaay la sur le plan international bêtise boo def ñu ñëw rectifier ko defar ko ba mu jekk mu doon gloire ci yow ma ne loolu ñun ñoo ko doon def ñun ñii patriotes yi ñun ñoo la sang ba nga set solal la yére yu set parfumé la diw la ba nga nii tànn la say bijjaaw ba ëpp monde entier mën laa xool ñun ñoo ko dindiwaat teg ko ci suuf nga niroog muus tey ñoo ko dindiwaat teg ko ci suuf ngay niroog sàcc bu rëcc ñoo ko dindiwaat teg ko ci suuf ngay niroog dof bu amul bu rëccee manikoom ñoo bu rëccee fañ koy fajee dama ne lépp ñun la nag on est fier d'être des patriotes on est fier d'être derrière suñu leader Seydina Ousmane on est à l'image de notre leader Diomaye du dangaa bëgg xeex dangaa bëgg confrontation nay neex ma ne nay neex ñun dañoo pare démb tey soog a ñëw gis nga Ousmane mii kenn du ko kalli-kallee ndegam Macky Sall la bàyyiwul mu kalli-kalle ko mu taxaw ne ko mortal combat taxaw ne ko damay gat sa waxuma la ak yow mi nga xam ne tekki woo dara ci réew mi ci slip sax doo ko ci sëriñ ba nga xam ne moo gën a tuuti morceau tissu ba nga koy defaree sax doo ko doon ci réew mi Diomaye doonoo ko ci réew mi doonoo ko ci Pastef waxuma la ak ci réew mi yow loo doon tey Ousmane Sonko la ak Pastef ñun ñii ñoo rayante xeex ba nga toog fi nga toog moo tax nag gis nga deretu xale yooyu nga xam ne moo tuuru ñooñu ñu rey boo tëddee guddi di leen gént ñuy ante sa sommeil taxaw ci say xef di fecc taxaw ci sa xefu njaboot ak say soxna ak lépp lu ànd ak yow di fecc ñooñu ñoo leen di ante ba jàmm dootu leen ko am ci mim réew ndax ay jaam ngeen ay traître ngeen ay vaurien ngeen dama ne dangaa bëgg a xeex ñëwal nga jàkkaarloog ñun Diomaye dara dootuñu la ko may ñun boo delluwul ginnaaw du ñu dellu ginnaaw sa menace voilée yi nag nga ba ko parce que boo dee góor nga da ngay def menace yoo xam ne danga koy wax ñëpp dégg ko di menacer ay Walfadjri rek di menacer Cheikh Bara Ndiaye di menacer cadre yi di menacer DG yi ak yooyu ma ne kenn ragalu la kenn faalewu la ndax yow bu fekkoon ne yow sa moise boobu fonctionne kon doo taxaw naan man la déet dañ na naan yow la te kenn newul yow kenn déggoo kenn ku ne yow déggoo kenn ku pare pour joxe bakkanam pour yow déggoo kenn ku pare pour xeex ngir yow parce que doo doon dara doo ci doon dara doo dara tekki woo dara démb tekki woo ko tey te doo ko tekki suba doon président nag terewul Ousmane Sonko moo la jiitu ba léegi ndax Ousmane Sonko ngay dégg photo aura Ousmane Sonko moo la déranger waaye di nga dee de Diomaye sa xol bi dina xëtt de boo dee gor nag dangaa war a delloo ci abi ji ndax yow bu kër gi mënoo koo yor mënoo koo gérer boo amoon jom am fulla am fayda nee nga deretu gor mooy daw sa yaram danga naan ñu li ngeen ma joxoon di ma ko wax chaque jour di ma ko rappeler te chaque jour ñu rappeler ko nag sa xol di dagg danga ñu koy delloo jël ko nañu am leen seen yëf dem maa ngi dem uti lu ma amal seen bopp bu boobaa ngay xam ne lépp dëgg la Diomaye waaye nag
doo gor doo garmi waaye ñun patriote yi photo Ousmane Sonko yi heure bu ñu yeewoo nay jooy Naby Vision. Ousmane candidat 2029 nee na loolu moo ko naqari nañ koy wax fu ñu toll panel bu ñu yéeg nañ ko fa wax fu ñu dugg nañ ko fa wax